maa ngi lay nuyu di la fay di wax ne interview yëpp tey bu ñu ma mës a interview bi rek interview bi moo ma ci dàqal. lu tax parce que non da ngay jigéen joo xam ne bi la yàlla defee nga taaru ba pare sa jikko nga jëkk a toilette parce que koo war a jox cër jox nga ko cër boole ko am fullaak fayda man loolu laay nawe nit du leneen man li may nawe nit mooy la dignité augmente la valeur d'une personne. jërëjëf da ngaa ñàkk ñaan. da nga baax. tey ngeen ñëw ci bésu Balla Gaye bi muy ngénte doomu Mame Saliou tey lan nga ñëw nga ànd ak sa doomu lay Père Ibou. waaw xanaa sant yàlla ndax bu ñu fàttalikoo keroog bi Double Less di ñëw Dakar soo ko ñu wàcc ci réew mi ñu bari xamuñu woon Double Less bi mu wàccee ci réew mi nan lañ ko jëkk a tuddee Double Less njool makka lañ ko jëkk a tuddee ñu ne Ablaye Naar ne tur woowu rëy na njool makka dong la nekk léegi nañ leen changé tur wi Popeline bii génn léegi di largeur 1m20 parce que boobu Popeline largeur 90 rek moo amoon largeur 1m20 bii génn di Double Less nañ leen ko tuddee Double Less loolu moo andi turu Double Less kon ànd nañoo ak moom bi Balla Gaye di laataa juddu bi Double Less dencagul jabar bi Balla Gaye juddoogul ku àndoon ak sa waajur ba ñu nekkee xale ba tey ñu nekk mag tey teew bésam fierté la ci ñun mais sant yàlla la ci ñun biñ ko fekkee ci jàmm ak salaam. waaw dëgg neex buñ la fekkee ci làmb ji di nga doxal làmb ji téye mi ko di def ca la ca war ba ñëpp naw la ci ñu ràññee la ci baatu ayca boobu mun nañ xam lan moo ko waral ak lan moo tax nga jël ko rek bugg koo def li nga xamante ne mooy neexal làmb ji. Ablaye Naar yal na ko yàlla yërëm ak Mor Dior. ñoom ñoo jëkk a nekk les micros centrales de l'arène pour ñu fàttali xale yi ne leen démb amoon na ndax la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même ku bëgg a xam sa bopp da ngay dellu sa cosaan ku sa cosaan réer doo xam sa bopp ñu bañ ñu la Ablaye Naar waxoon réer la Mor Dior waxoon réer ma ànd ak sama cheikh bi Ipongari su ma ne ayca mu ne yàgg na loolu ayca Alaaji Ablaye Naar ko daan wax yàgg na Alaaji Mor Dior Seck di James moo ko daan wax comme que nag ñun la nag yàlla ñoo jël relève boobu ci ñoom ñuy fàttaliwaat xale yi rek bu ëllëgee ñuy ñaan yàlla xale bu ñëw war ñëw remplacer bu ñu bàyyi mukk ayca ginnaaw ak yàgg na. macha allah ñu dugg ci làmb ji. comme ni ma ko waxee Père Ibou rek noonu laa la koy waxee yow suñu papa ñoo ko waxee tey jii nii làmb ji saison bi tëj na instant bi ubbi na dégguñ benn combat bu mag boo xamante ne taxaw na te heure bi waroon nañ dégg diggante mbër yi diw ak diw taxaw na ay 4 combats ba 5 waroon na taxaw jamono ji mais ba tey jii combat mënul fexe ba taxaw mun nañ xam lan la ak question de promoteur la wala xaalis la wala li nga xamante ne mooy sponsor yi. bu ñu bëggee làmb yokku muy promoteur muy mbër ku ci nekk di nga ëpp sa loxo parce que ëpp sa loxo mooy wàññi sa cachet léegi sponsor yi daw nañu promoteur kuy tëgg làmb da ngay commerce da nga cey bëgg dara mais bu fekkee ne boo tëggee làmb perte boo tëggee perte boo liggéey dootoo tëggat lii moo indi problème yi sponsor yi daw nañu mbër yi nañu wàcce cachet yi xam ne lamb demoon na ba 150 millions mais nag booba sponsor yi fi nekkoon léegi nag benn promoteur du jël risque di jël la mu alali àddinaam di ko jox mbër toog parce que ji nga stade Léopold Sédar Senghor bu feesee del mënta jaay lu wees 60 millions loolu maa la ko wax tey 60 millions ku ko jaay ci lamb jaay nga xaalis waaw bu fekkee ne ñaari mbëri nag kenn ku ci nekk fay nga ko 100 et quelques millions tey foo jëm da ngay dal di perte. léegi est-ce que nekkul ne promoteurs yi ñoo def loolu parce que tey mënoo fay mbër 100 millions nga bëgg a dellu si waat ci moom bu ko fay ay 30 millions wala nga loolu tamit mënoo jël pay di xëccoo ndaare. waaw xam nga li ko indi mooy ñi daan dimbali promoteurs yi ñoo amatul muy sponsor yi mbër yi nag ku ci bëgg a bëri bañ a def année blanche da ngay ji nga 30 millions. wala 20 millions mbaa 25 millions mbaa 40 millions 50 millions loolu xaalis la. kon nañ jàppalante maanaam su ma ko. voilà nit dina liggéey juróomi at du dajale 10 millions yoo xam ne denc na ko kon lamb rek moo am lu président Macky Sall amul
100 millions ci benn takkusaan président Macky Sall amu ko kon mbër yi ñoo war a ëppaat seen loxo bu ñu bëggee lamb àgg fa nekk fa mu nekkoon bu ñu bëggee dekkalaat lamb nañu wàññi cachet yi promoteurs yi ñime cee dugg combat yi taxaw buñ ko deful nag lamb day sooxe parce que ji nga boo gisee xale yi espoir yi ñooy ëpp chance ren de xam nga li tax ñuy ëpp chance VIP yi ñii di laaj ay 100 millions 150 millions waaw boo moytul du ñu bëre de li tax du ñu bëre mooy xale yi di bëre ay 2 millions 3 millions ñoom la promoteur yi jël tudde nit drapeau man cee jaay say billet man cee génn mi ngi noonu loolu moo tey jii ni nga nekk suñu papa di la ñaanal nag yàlla guddal say fan nga doon ànd ak ancien gloire yi ba tey petit gloire yi ne fi tey jii ni mbër dëgg champion dëgg bu dee mbër nga ngay wuyoo mbër nag nga war a dundee ak moytante bi ñu fiy def moytante xam nga léegi rek moo am léegi la jox ma diw am bu njëkk ndiw daal nit daal du xam ku muy bëreel da ngeen di ñëw dëkkante léegi ci làmb ji ñu taxawal combat bi léegi wala góor gi Jibi Joob ak Baye Maxari dem ci ginnaaw waxtaan balaa amateur yi génn làmb ji ne leen combat bi diw taxaw na Bécaye 3 maam góor gi dañoo bëree samedi ca arène Gabar Ndoy ca Tëngéej bëri sa dimanche ba ca topp ñu bëri arène sénégalaise ndeysaan góor gi Issa Mbeng jaraafi Yoff moo lamb poosam keroog 150 000 génn ñu séddale ko maam góor gi ak Bécaye 3 ku ne 75 000 xoolal yooyu combat 75 000 francs la woon biñ demee ba lamb dem ay centaine de millions kon yaakaar naa ne xale yi war nañoo seet lamb ji li ko téye kenn ku ci nekk bëre parce que attention maa ngi lay wax ne loo gën a màggat gën a ñaaw loo gën a màggat gën a néew doole kon diggante bi ngay amee doole profité ci liggéey ci li ngay liggéey réaliser ci dara waaye ku ci def ñaari année blanche ñett bu ëllëgee kuñ la jox mu duma la daal. mais Ama Baldé année blanche bi mu defoon ci diggante moom ak Siteu yóbboo ko kañ Ama Baldé doomi mbëri jàngil bëre de san la ñam li dal Balla Gaye moo dal Ama Baldé Ama Baldé bu neexee tabaaraka wa taala nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax xam ne dafa bokk ci làmb ji te incha allah dina ci wane preuve dafa am nag loo xam ne ñu ngi koy romandaat fii mu ne muy Balla Gaye muy Ama Baldé Modou Lo loolu war naa mën a taxaw war naa mën a ne 80 millions fay nañ ko kii mu bañ li tax mu bañ nag mooy du ñu fay kële 130 millions di ko fay moom 80 millions ñu di ko ëppale 50 millions mu ne nañ ma jox 100 buñ ko dee ëppale ko 30 millions te loolu moo jaadu loolu daal su ma ci critiqué Ama parce que fu ñu fayee Modou Lo 130 millions war nañoo fay Ama 100 millions. mais est-ce que foogoo ne Ama dafa waroon jël Modou Lo bëri moom parce que moom moo yàggal waaw waaw mooy roi des arènes mais xam nga ci xel nanguwul ngay bëreeg mbër mu ëppale la 50 millions loolu mos sa am waaw boo ma ëppalee 30 millions sax ça va mais fu ñu fay Modou Lo 130 millions war nañoo fay Ama Baldé 100 millions Ama Baldé d'accord na pour bëri 80 millions yi mais estafam ñoo bañ na ko doo ko jël waaw Bombardier xam nga fin de carrière la ne amatul dara lu muy prouver parce que maa ngi lire benn journal bu muy wax naan je sortirai par la grande porte waaye mbëri sorti par la petite porte bari na de waaw mbëri sorti par la petite porte ku xool ku mel ni Tyson nga xam ne noonu la mujje ku xool ku mel ni Moustapha Gueye ñooñu ñëpp ci petite porte bi la ñu génne Yékini mi petite porte bi la génne ah kon yaakaar naa ne kenn rek ngay mën a wax ne il est sorti par la grande porte muy Balla Gaye numéro 2 parce que moom rek moo daan Baye Mandione génne par la grande porte mais nag sorti génne par la grande porte dafa jafe te xale yi fi mu ne duñ ko may dara. ëppul day am loolu day am te it na maa ngi la koy wax fii rëg-rëg bés buñ ko joxee Bombardier day daan Bombardier loolu man ñoxo maa la ko wax fii day daan Bombardier de waaw gën koo nekk ndaw ëpp ko doole te jànge na xeex ba man ko boole kook nag donn mbër ñaari yoon ci ndey ak baay bëgguma moo jur baayam Pape Ndiatta Ndiaye moo jur ndeyam dafa ñii dañoo donn mbër ci papa rek moom dafa donn mbër ci papa ak yaay
bés buñ ko booleeg Bombardier nag man ñoo ko bàyyi maa ko wax dama ne la Reug day daan Bombardier loolu man maa ko wax fii bu yóbboo média yëpp jël ko parce que dama xam lamb dama xam surtout lamb fa mu jëm mbër mi soxla lu muy jëli ak mbër mi jeexal bokkuñu pen bi Bombardier daan pene ci lamb dootu ko def léegi 2 ans ko dese xam nga lu muy def dajale koppar dem tëddi waaye digganteem ak Reug rek bu arbitre bi ne suuf bu arbitre bi ne far billahi wallahi wa taala ay fu mu jàpp Bombardier lamb ji jeex bu ko Bombardier mënta dóor mu daanu du ko daan mukk ci àdduna loolu maa la ko wax. Balla Gaye 2 Boy Niang interviewé nañu Balla Gaye barki démb kër Aziz Ndiaye ca Tivaouane pare na Balla mu pare nag na Boy Niang def naa ko de parce que li mbër yi maye Balla du ko maye Balla xanaa xamoo ne ku ko daan accès de confiance nga ko daanee parce que kenn ku ci ne ci ñoom Balla Gaye heure bu jàkkaarloog adversaire danaan maa ko man looloo koy daan du lii nag li ma ñëw ci ngenteem lii di ko wax déedéet jamais de la vie man je dis la vérité ñoom ñëpp ci lamb lañ ñu fekk amul le président du CNG amul ancien gloire amul les lutteurs en activité 59 ba nag ni ko nekk ci lamb di liggéeyal lamb moo la jiitu ci lamb mais Balla Gaye bokkul ak benn mbër boo gisee mu ay ci Modou Lo du ko bàyyi mu calculer Modou Lo kuy léew toog moom benn ñaari ñett moo la man mais ji nga Balla du ko may dara bu ñëpp far mu doxuti ko te it kaay ma rey la ku la ko wax boo taxawee mu rey la de moo tax Balla Gaye Boy Niang nag dafay liir làmb Boy Niang mbër la moo xam ne dafa dal mbër la moo xam ne mën naa bëre mbër la moo xam ne dafa teey mbër la moo xam ne day yeeroo ko yopporlu waaye Balla Gaye du mbër mu ñuy yeeru du mbër mu ñuy yopporlu combat ngi noonu daal boo xam ne. mais nee nañ bëre bi Balla Gaye di bëre. moo arrangé Boy Niang. baax na ba bés ba Ana Ndiaye yaayam sama jigéen la ñoo bokk kër Cheikh Yirim sama jarbaat la sama doom la ñaari cër la am ci man mais kitaabu naa ci rabu sama ar ne kenn du Balla Gaye waaw loolu moom maa la ko wax kenn du Balla Gaye dama lay wax de Moustapha Gueye daan wax naan je cogne j'attaque je cogne je gagne moom rek mooy mbër mi nga xam ne mooy attaqué di cogné di gagné na Boy Niang xool li muy Eumeu Sène na jëli Tapha Tine loolu rek kay làmbam Eumeu Sène Tapha Tine wala Eumeu Sène Malick Niang parce que Malick Niang benn défaite la am ci làmb ji nañ ko xam benn Ama Baldé ko daan ci làmb ji te kuñ ko mais gëj a bëri gi mu gëj a bëri moo ko def boppam. mais est-ce que jàpp ne Malick Niang tey dafa wàcc si booy yi wanewaat boppam pour mun a yëg ci kaw. booy yee ko ñimewul booy boo ne Malick Niang mu ne seetal ma keneen parce que koo xam ne 190 000 kurpañ la lay dóor à la minute boole ko di avancé wut si la booy yi ay tappat lañu ay ragal lañu de. mais yaa ngi wax léegi ci combat Reug Reug ak Bombardier. waaw ñenn ñi ne Reug Reug bu jëlee Bombardier day teel ci moom parce que adversaire am yi mu war a. déedéet xanaa xamoon ne Bombardier ko arrangé bu jëlee Bombardier léegi bu daanee Bombardier benn mbër dootu ko bañ. Reug Reug Malick Niang neexul. Reug Reug Malick Niang neex na Reug Reug guy gi neex na waaye xoolal dama ne bu daanee Bombardier du Boy Niang du Ama Baldé du Modou Lo du kenn ku koy bañati ci làmb parce que Bombardier dafa daan Modou Lo kon daan Balla Gaye kon yaakaar naa ne kooku ku ko ci bu daanee Bombardier benn mbër dootu ko bañ mook Malick Niang neex na mook guy gi neex na mook Yékini Junior neex na waaye fi mu teg bëtam fii mu ne te it dégg naa ci yooyu nag ñu ngi koy dox muy digganteem ak Bombardier heure bu jëlee Reug Reug daan ko loolu maa ko wax man jox ko bay